bakkan ci jàngoro yi dee leen aar seen bakkan ci jàngoro yi dee leen aar seen njaboot ci jàngoro yi dañoo bare feebaru sida tuberculose tétanos bilharziose parasitos dañoo bare. mbokk yi asalaamaaleykum mbégteex bànneex la ñuy am saa su jot di feggoog yéen ci Walf TV talaata gu jot ci seen émission gile di weer weerle li ko tax a jóg saa su jot ñu koy baamuwaat rek di lépp loo xamante ne soxal na askan wi jëm si seen wàllub wér-gu-yaram ñu jàppale leen ci ñu mën a feggu yenn ci ay jàngoro wala ñu mën ko faj li ni mel saa su jot ngeen miis ma ci ànd ak docteur Cheikh Ahmed Tidiane Mbodj mu ñuy jox dig daje talaata bii di ñëw waaye tey dañ ci fas yéene ànd ak kii di Nabil Touré di phytothérapeute di praticien tey ñu fas yéene waxtaan ak moom li nga xamante ne moom mooy njëriñu gàncax gi itam am yenn ci ay jàngoro yoo xamante ne mun na cee jàppandal doomu aadama yi ba ñu gis ci tan gannaaw ay jàngat yoo xamante ne itam firndeel na ko ci wàllub kër docteur ba mu mën a mucc ayib ponk yooyu yëpp fas yéene nañ ko faram-fàccee ak moom xamale leen ak ki nga xamante ne moom mooy Nabil Touré duñu def lu dul bàyyil Nabil mu nuyoog askan wi ñu doog a sóobu ci li nga xamante ne moom moo di waxtaan bi tey si seen émission bi le di weer Nabil maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Awa di rafetlu émission bi auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim allahumma salli ala seydina muhammad wa sallim gannaaw bu ma la nuyoo nuyu PDG groupe Walfadjri nuyu groupe bi yëpp di rafetlu émission bi di nuyu tamit say auditeurs auditrices say téléspectatrices yi fi ñuy seetaan émission bi yëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu aussi Ibrahima Touré sama adjoint sama rakk la sama adjoint la di rafetlu liggéeyam ci cabinet bi di nuyu équipe bi may liggéey lépp ci cabinet Nabi Touré et frère bu nekk pharmacie Golf foofu la cabinet bi basé wu di nuyu aussi sama famille sama waajur bu jigéen yàlla na ko yàlla yàggal sunu kanam di nuyu sama soxna di nuyu njaboot gi yëpp daal waaw léegi nag bu ma ñëwee ci sa laaj bi man maa ngi tudd Nabi Touré phytothérapeute la praticien la xam-xam la boo xam ne lépp dafa màcc ci wàllu gàncax ak plante médicinale loolu nag maa ngi ko donnoo ci samay maam ci sama papa formé ma ci muy le professeur Moustapha Touré nga xam ne ñëpp xam nañ ko donc di ñaan tamit yàlla xare ko àjjana fi mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jógee moom mooy formé ci médecine traditionnelle ci xam-xamu maam yi moom loolu la doon def man ci loolu laa juddu waaye dama am chance moom comme da doon faj ci wàllu boobu di voyager partout dans le monde dama am chance bu mu installé woo à Paris parfois day dem di def ay tournées di faj mu yóbbu ma fa man ma def fa formation à l'école des plantes de Paris à l'école des plantes inscrit au rectorat de Paris bon foofu ñu ngi fa jàng naa fa lépp luy jëm ci plante médicinale jàng naa fa anatomie ak physiologie humaine jàng naa fa tamit botanique scientifique lépp lu aju ci xam-xam scientifique u plante foofu loolu mooy ci gàttal daal sama présentation noonu la loolu lañ ci jàpp xam naa ne suñuy xuus ci waxtaan bi itam dinañu gën a xam li nga xamante ne mooy jàng googu nga xamante ne jàngoo ko jëm ca plante yooyu ne phytothérapeute liñ koy dégg fii naam bëriwul kon xamale nga ñu ak li nga xamante ne foofu nga jàngee li ni mel mais tey njëriñu gàncax yooyu ñu bari askan wi peut-être umpale nañ ko mais ñuy xamle ne garab yu bëri aussi yi nekk ci pharmacie yi seen base aussi ci yooyu la jóge tey soo ñu xamaleek gàncax yi yenn ci ay gàncax lan lay doon waaw fu may dooree laaj bi am na solo mais fu may dooree ba pare mooy njëriñu plante bi scientifiquement c'est-à-dire que bu ñu ne plante rek dafa bokk ci li ñuy wax 5e du règne vivant moom mooy 5e du règne vivant parce que bu ñu xoolee li ñu mën a woowee être humain bëriwul nit ci la bokk garab ci la bokk ak yeneen léegi déjà garab li ko composé ñu ko yàlla bindee dafa am lu ñuy wax totipotence cellulaire c'est-à-dire garab mun na
dundal boppam am na autonomie pour mun a évoluer ci milieu bu mu mënta doon mën na ko def léegi nag totipotence cellulaire boobu mu am lu ñuy wax autotrophie en botanique scientifique ak ñi def biologie végétale dañuy xam loolu léegi nag plante boobu garab noonu la bindoo am tamit lu ñuy wax chlorophylle boo gisee garab yi di am couleur yu verte mooy chlorophylle boobu ñu am chlorophylle boobu ñu am nag mooy permettre ñoom ñu mun a def photosynthèse photosynthèse mooy mun nañu capturer lumière u soleil bi créer seen propre énergie pour mun ko dund ak adapté ci seen milieu donc en même temps am ay principes actifs yu ko yàlla moo ñaaleel léegi garab noonu la demee donc nag léegi lépp loo gis ci wàllu feebar ñu détecté ay principes actifs yu koy faj am na ci garab yi donc importance su garab déjà ci loolu la donc loolu la am particularité boobu la am mun a faj nag bëri trop ay principes actifs ay propriétés yoo xam ne bu ko nit ki xamee ñu jàngal la ko nga xam ko mun nga ko jël di jëriñ askan bi di leen faj te du am benn danger. ci lan ngeen di focaliser wu ci plante yi ci gàncax gi pour mën cee faj ñi nga xamante ne ñoom ñoo di doomu aadama ci lan ngeen di focaliser wu ndax comme ni nga ko waxee dafa bëri ay composante li nga xamante ne moom moo di plante yi. waaw déjà plante bi boo repéré plante bi nga war a fajee ba am ci xam-xam boo xam ne war nga mën a jël propriété yu moom wala principe actif yi mu war a agir ci benn feebar benn pathologie léegi nag ça dépend mun nga utiliser am moment boo xam ne da ngay utiliser xob yi les feuilles am moment yoo xam ne xas bi ngay utiliser écorce yi am moment yoo xam ne racine bi la mais loolu nag ça dépend aussi des périodes climat bi yeeg saison yi ci moment bi ngay wut garab bu tombee nawet yow am na foo xam ne foofu mooy ngay mën a ut pour fekk propriété yi foofu su fekkee ne du nawet par exemple di nga mën a xam fan ngay dem jëli garab ça dépend ci période yi rek climat beeg temps bi nu muy demee. am na benn jàngat gu ndaw moo ci defoon avant may toog ak yow. ñuy wan ne garab yi itam ci ni ñuy jëfandikoo am na sigle bu nekk ci pharmacie yi. mooy serpent bi. waaw am na fu muy toll foo xamante ne foofu la ñuy xool ne foofu mooy faj foofu la ñuy jëfandikoo. waaw bu yemee ci tronc bi ñu ne écorce bi la su yemee ci kaw ñu ne feuille yi la su yemee ci suuf ñu ne racine yi la. waaw li nga wax lu am la parce que boo xoolee sunu maam yi ñun en Afrique ñoom comme amuñu woon technologie bu développé bii. pour xam mun jël garab dugal ko ci laboratoire technique boobu lañ doon utiliser mooy bu ñu ñëw witti garab jubal ci garab bi dañuy jéem a xool fan la serpent di làqatu parce que serpent yàlla da ko may muy jaan moom day dundee propriété garab yi am na ci yuy baax ci moom parce que tout simplement am na li muy jël ci garab yi li nga xam ne comme moom day ramper mun na di am ay yenn blessures yi yenn kii yi léegi dafa am lu muy jël ci garab yi du mën a cicatriser yooyu léegi dañuy topp serpent bi bu nekkee bu ñu ñëwee fekk mu laxasu ci écorce bi ñu xam ne fii la kii bi nekk principe actif yu baax yi yu mën a faj su demee ci kaw ñu jëlee ko foofu bu demee ci racines yi li nga wax science bu am la te sunu maam yi loolu lañ doon jëfandikoo ñoom avant ñuy ñëw di jàng botanique scientifique ak yooyu ñoom serpent lañ doon topp fu mu taxaw fu mu laxasu ci garab bi rek ñu dem witti foofu xam ne fii partie bi mun nañ ko fajee waaw ndax garab yi ngay faral di utiliser fii Sénégal nga koy amee wala di nga jéggaani pour mën a am garab yooyu ndax plante yi ngay soxla yëpp mi ngi meññee fii ci biir réew mi waaw lu ci bari am na fii waaye comme dama defaale en même temps phytogéographie mooy yow da ngay xool plante yoo xam ne seen principe actif yi ngay suivre xool plante yi ci yan zone la ñuy sax am na yu bëri yu am Sénégal mais am na ci yenn yi boo ko bëggee ci yenn maladie yu raar yi comme par exemple am na benn principe actif boo xam ne dañ koy fajee par exemple góor yi tële comme lu ñuy wax la yooyu mbin kooku plante yooyu doo ko gis Sénégal il faut nga dem Afrique centrale pour mun ko fa fekk yooyu su ma tombeek nag feebar yu mel noonu ma soxla plante yu mel noonu bon dina laaj tuuti ma jëflanteeg ñi ma xam foofu pour mën a jot ci plante yooyu wala man ma déplacé wu waaw tey ci transformation en plante yooyu comment ça se fait à votre niveau ndax da nga yore laboratoire boo xamante ne transformation yeeg yooyu yëpp fa nga koy defee waaw pour l'instant bon lu ñu yor
c'est-à-dire que bu ñu indee garab yi ba commencé leen préparer am nañ suñu laboratoire bopp quoi bu dul nag laboratoire yu moderne yi qui coûte assez cher léegi dinañ mën a transformer garab yi par tisane ay tisane la ñuy utiliser ak des poudres yooyu pour l'instant ak des pommades aussi thérapeutiques des savons pour les problèmes d'allergie mais yëpp am nañ ñu koy transformer ci sunu laboratoire bu local quoi noonu lañ koy faral di defee waaw. ok ñu bëri li ñuy confronter ak tradipraticiens yi mooy li nga xamante ne mooy dosage yi tey à votre niveau est-ce que dosage yooyu comme ni nga ma ko waxee jàng nga ko maîtriser nga ko kon warul mën a am problème ci wàllu dosage yi. non loolu warul mën a am problème parce que déjà en médecine ñoom dañuy ne pour laborantin yeeg biologiste yi dañuy naan garab boo ko recherché ba defar ko bu mënee faj te du yàq lu ñuy wax les 4 organes nobles que ça soit le cerveau yuur bi wala mu nekk xol bi wala rein yi ak foie bi su muccee ci yooyu te mu mën a faj rek dañuy jàpp ne baax na donc ñun fu ñuy njëkk jël mooy ràññee plante toxique yi ak plante médicinale yi am na tamit yeneen yoo xam ne ay plante comestible la léegi nag boo jëlee yooyu aussi xam dosage bi ngay def c'est par rapport âge u nit ki feebar bi temps bu mu def ci moom ak tamit traitement bi am na durée parce que duñ jël rek traitement jëmale app bu dul jeex dafay am traitement boo xam bu ñu ko jëlee dañ ne ko dose sangam lay jël pendant tant de jours ñu changé ko ba nii ba traitement bi 1 mois ñu xool résultat yi mu ba ñu clôturer traitement bi dosage yi moom à notre niveau moo tax du ñu def automédication parce que risque bi mu ngi nekk ci automédication parce que nit ki du maîtriser temps bu mu am ci feebar bi wala nan lay jëlee garab yi yow wax nga ko garab sàngam demal baxal ko naan yooyu mooy problème yi mais ñun ñooy defar garab yi ñooy defar dose yi ñooy suivre le patient ba bu demee à terme ñu doog a clôturer traitement bi xam ne léegi wër na ci kàttanu yàlla. est-ce que patient bi tey su ñëwee ne la jàngoro bii laa amee si loolu rek ngeen di limité wala na ngeen ko naan mu defal leen benn bilan médical laataa muy ñëw ci yéen pour ngeen mën a entamer processus su faj bi. waaw laaj bi am na solo c'est-à-dire que bu patient bi ñëwee dafay jàll ci benn consultation ba pare consultation bi nag laaj ak tontu la bu ñëwee toog ñu laaj ko mu wax li ko dal. su waxee li ko dal bu fekkee ne bokk na ci li ñu xalaat ne couramment comme yenn hémorroïdes yeeg yenn kii du jar yenn bilan yeeg yooyu ñu traité ko ci garab yi ñu yor su fekkee ne dafa ñëw yor ay feebar yoo xam ne dafa laaj ay analyse wala ay bilan dañ koy ne mu dem defi loolu ba pare su ñëwee ñu interprété ko xool lan lañ ci mën a faj su fekkee bokk na ci suñuy spécialité yi ñuy faj ñu faj su paree ñu delluwaat ne ko demal defi analyse mu def ñëw fekk wër na su fekkee ne nag loo xam ne duñ ko faj parce que tamit du lépp la ñuy faj bien que médecine traditionnelle la yàlla may nañu seeg yooyu su bokkee ne loo xam ne duñ ko faj ñu jël nit ki ne ko lii kat kër docteur moo koy faj wala lii chirurgie nga war a dem demal jege docteur yi ñu faj la bul jéem a sax jaar ci beneen tradipraticien parce que du wër foofu fii lay wëree. noonu daal la ñuy procéder. noonu ngeen di procéder tey lan mooy doon sa spécialité si yan pathologie nga gën a tey mun nañ ne fa la xarañee pour faj yi pathologie. waaw ci pathologie yi nga xam ne daal suñuy spécialité la ñu ciy def ay résultats. yooyu daal hépatite bokk na ci. hépatite B. bokk na ci bon problème mu oligospermie mooy góor yi nga xam ne. seen sperme dafa am problème seen maniou am problème infertilité masculine bi moo koy causé ak tamit jigéen ñi mënul am doom yooyu tamit dañ koy faj ci samay spécialité la bokk léegi nag ak góor gu tële lu ñuy wax insuffisance sexuelle yooyu tamit ci samay spécialité la ak hémorroïde nag interne externe ak les problèmes d'allergie comme ndoxum siti yeeg yooyu yëpp dañ koy faral di traité daal waaw à part hépatite ndax am na yeneen IST yoo xamante ne di ngeen ko faj. waaw IST yi ñuy faj mooy par exemple lépp li nga xam ne dem na ci ay perte blanche yu chronique yooyu dañ koy faj am na yoo xam ne tamit xeetu par exemple nit ki
di am buy tuur ndox muy metti cystite yooyu dañ koy faj ak même ñoo xam ne gonocoxie nga xam ne bu fekkee ne bu ñuy kii day génne ay dëtt yooyu yëpp IST la dañ koy faj waaw yooyu daal la ñuy faj bu góor comme bu jigéen comme bu góor comme bu jigéen waaw sànq yaa ngi wax ci problème mu jigéen ñi nga xam te ne stérilité bi sonal na jigéen ñu bëri yaa ngi tudd léegi wàllub myome yi ndax bu fekkee ne stade bu ndaw bi la toll yéen da ngeen ko faj sans opération wala su ngeen ngi benn stade bi rek mënatu leen ci dara directement avis médical moo ci des. waaw bu tollee parce que loolu dañuy laaj échographie pelvienne jigéen bi indi ko myome yi am na dimension bu muy toll dañ leen ne nga dem opérer léegi liñ ci gis na femmes yi dañuy ragal parce que opération tour bi dafa rëy mais dañ leen di sensibiliser woon leen ne gars yi c'est des professionnels te boo demee ñu dindi ko moo gën a gaaw plante boo ko fi naroon naan dala fiy tardel yàggal la demal dindi ko am ñoo xam noonu lañ leen convaincre ñu dem dindi ko léegi bu ñu ko dindee ñun mun nañu ne la après boo ñëwee mun nga def benn traitement boo xam day permettre du ñëwaat le temps ngay am doom wala yooyu léegi nag yooyu dañ koy mais bu fekkee yu ndaw la rek yoo xam ne dimension bi rëyul fekk échographie bi wane ko loolu mun nañ ko faj ba mu seey c'est comme kyste yi ok yaa ngi tudd léegi dystrophie ovarienne plus d'hormones mâles que d'hormones femelles tey ndax naka ngeen mën a def ba réguler hormones yi ba hormones femelles yi jëlaat le dessus sur l'hormone mâle ak avec uniquement les plantes. waaw xam nga par exemple ci plantes yi ma lay wax nii. ci gëstu yi dafa am ay plantes yoo xam ne soo xoolee c'est destiné à la jante féminine yooyu dafa mel ni borom bi da ko defal rien que pour la reproduction garab gi nu muy bindoo nu muy meññee. ak boo koy utiliser li mu am loolu yëpp dalay won ne lii dafa jigéen la ko jagleel loolu ci xam-xam bu ñuy jàng da nga koy gis léegi nag moom la ñuy jël utiliser leen comme des fertilisants naturels léegi yooyu bu amee genre dysfonctionnement boobu da ngay gis moom ci benn temps mu koy régulariser boo koy administrer patiente bi mu koy régler di ko régler léegi ci cycle am lay dem ba régulariser ko nga xam ne da koy caler foofu nag mais yooyu ci plante yi la waaw ñoo am propriété yooyu quoi mais yooyu tam mënoo ko utiliser ci góor ci jigéen rek nga koy def ndax am na ay cas de dystrophie ovarienne yoo xam te ne traité ngeen ko tey ba nga xamante ne dysfonctionnement yi doon am ci wàllub règle yi mu normal ak une forte pilosité bi ñuy faral di am ak yi ni mel dem ngeen ba réguler ko ba nga xamante ne jigéen bi dootul dundati loolu waaw bëri na mais c'est-à-dire que sax même ñooñu fàtte naa indi seen i analyse ak yooyu parce que ñoom bu réguler wul bu loolu cycle boobu réglé wul du ñu gaaw a jàpp grossesse wala day compliqué mais ñooñu dañ leen di faj tey ba ñu ngi toog yor seen i doom et puis loolu day réglé quoi. day régulariser maintenant c'est des traitements allant de deux mois lay commencé jëm 6 mois. du lu ñuy def ci benn à court terme quoi. à court terme mais buñ ko paree moom. te parfois sax ñu accompagner femme bi bu jëlee grossesse ñu accompagner ko ak traitement yu léger. muy dem def consultation prénatale am mais ñu accompagner ko ay traitement ba grossesse bi xaw a dëgër ñu arrêté ñun moom mu continuer et d'habitude du am benn problème leen daal laa xam ne ci jigéen duñ ko traité mooy trompe yu bouché nit ku bu femme bi bu ñuy indi stérosalpingographie ñu gis trompe yi dafa bouché dañ leen naan demal ñu débouché ko parce que là amul plante à ma connaissance man xaw ma nag parce que xam-xam moom doo xam bu mën a dem déboucher trompe yi ak le temps que ça prend donc on préfère mu dem déboucher ko moo gën a gaaw ñun trompe yu bouché moom mënuñu ci dara ak tamit fibrome yoo xam ne dafa rëy il faut nga opérer ko mais bu fekkee dystrophie ovarienne ay problème kyste yu ndaw yu kii yooyu moom dañ koy traité ak fertilisant yi ba nit ki jël ëmb ni ma la déggee nga wax parce que li dénaturé liggéeyu tradipraticien fii ci réew mi ku jug ne tradipraticien la ba ci terme boobu day dem ba dañ ko galvaudé waaw nit ñi duñ ko wóolooti torop moo tax quand tu as en face quelqu'un boo xamante ne jàng na li nga xamante ne moom moo di kii loolu tax ma doon wax wàllu dosage yeeg yi ni mel est-ce que tey il vous arrive yéen ñi nga xamante ne des professionnels ngeen de travailler avec des médecins de collaborer avec des médecins bon pas collaborer directement am na nag ñoo xam ne c'est des médecins yoo xam ne dañ la xool sa liggéey wala di ci teg seen bët bon dañ la woo rafetlu ko wala ñu jël ay malade référé la
loolu am na mais du collaboration bu fës daal. bu ñuy liggéey ci kaw nit ñëpp di ko gis loolu day am nit ki mooy dox def recherche am selon les parce que malades yi dañuy dem di ñëw. da ngay gis malade boo xam ne comme ñiy def hépatite ils ont leur médecin yi leen di suivre di leen defloo 6 mois bu nekk seen i bilan. ñenn ñi ay médecin d'entreprise ñeneen ñi loolu ñuy ñëw tamit ci yow di faju waaw médecin boobu bu demee ba ci biir laaj patient bi mu ne ko fii laa wëree kooku day jéem a jël contact pour booleel ak ñeneen. ñu mën a faj noonu laa koy defee fii bitim réew ba récemment benn anecdote bu ma la mën a expliquer en Suède femme boo xam ne jëkkëram suédois la émission la gis nii rek jóge ba Suède ñëw muy traîner foofu hépatite yàgg na ci moom ñu tubaab bi di ko faj warul mu ñëw fii ci man ci cabinet bi jël garab yëpp pour 6 mois dem Suède faju ko waragul de bu mu ko jëlee ba pare mu ne ma man je préfère ñëw fii ci yow def analyse bi mu ñëw pour 1 semaine ak jëkkëram ma ne leen dem leen ci benn laboratoire ñu dem fa def ko mu négatif ñu ne ko wër nga mu jëkkëram jël comme tubaab la mu envoyé ko médecin am parce que yàqaloon na ko foofu lu bari mu envoyé ko médecin bi tontu leen bu ñu ñibbee dem seeti ko médecin bi indi leen problème boole ko yeneen médecin ñu toog mu ne lu tax ngeen dem Afrique di faju lii du wër lii du kii analyse bi sax wóoluwuma ko jëkkëram tubaab bi na ko waa léegi yéen comme wóoluwu leen lii ñun kii dañ koo gis mbokkam la sénégalais la mu ngi Afrique di faj ñu dem gis ay nit yu fay faju lu mel nii faju nañu def nañu analyse Afrique ñu ne kiiwul yan jël leen ngeen def ñu jël ñoom it yóbbu ko ci laboratoire bu gën a mag Suède tey su ngeen ubbi woon téléphone bi mu xamoon ne maa ngi fii dina woote témoigner lu mel noonu léegi nag bu mu ñëwee ñooñu yóbbu ko te analyse bi 3 semaines buñ ko indee dafa négatif loolu bu mu xeweeg léegi matul sax 6 mois femme bi woo ma mu ne ma tonton na bi maa ngi doog a xam li nga doon wax ne si seen relation ak médecin yi c'est très compliqué c'est un peu heurté maa ngi doog a xam nag fi nga doon waxee léegi nag ñun lu ñuy wax mooy relation bi collaboration mun na gën a franche mun na gën a jaar yoon parce que ñun ak ñoom différence bi bariwul un vrai tradithérapeute laa lay wax de waxuma la nag koo xam ne lu muy def kenn xamu ko un vrai tradithérapeute day teg benn démarche scientifique da koy teg ci ay résultats cliniques du uteeg médecin bi lu bari bu ñuy waxtaan sax da ngay xam ne c'est des hommes de science mënuñu jiwaat loo am na foo xam ne ute nañ fa tuuti rek te xam-xam yëpp la nag am na fu ngeen di daje foo xam ne oustaz yi tey boo leen dajale woon tey da ngay gis ñii di waxee fii ñii di waxee fii mais fépp dinañ am point de convergence léegi nag ñun ak ñoom kiiwuñu li fi ne kay mooy ñu nangu li fi ne recherche yi ñu am ak bi ñu am sur doole plante yi ak professionnels yi mën a liggéey ak ñoom ñu ànd liggéey ko bon pour Afrique la pour Sénégal la. Au niveau du ministère de la santé sax Nabil am na benn partie boo xamante ne ñu ngi ko jagleel médecine traditionnelle ndax foofu itam di nga jéem a collaborer ak ñoom ndax ñoom dem nañu ba reconnaître li nga xamante ne moom moo di médecine traditionnelle boobu. waaw ministère de la santé dëgg la am na ay collaboration ak ñoom moom parce que en fait fédération bu ñu créé foofu. nationale bi. man membre fondateur la te je suis le trésorier adjoint foofu ak beneen fédération bi nga xam ne maa ngi sax profité nuyu président Modou Gueye Gandigal mooy président man foofu maay secrétaire général pendant 11 ans mais bi ministère bi créé ak état bi ak ministère de l'intérieur je suis membre fondateur bureau exécutif bi laa bokk et aussi trésorier adjoint léegi nag bon defar nañu lépp nag bon ñu ngi koy doxal di xaar ñu reconnaître médecine traditionnelle ñu ngi naan mu ngi bureau premier ministre mu ngi duggagul assemblée mais ñu ngi xaar pour ñu reconnaître ko parce que am na tey liggéey boo xam ne bu ñu ko bëggee def nous les professionnels te doole luñ ñu amul benn statut pour la médecine traditionnelle doo ko mën def. mais est-ce que jotul ngeen assainir aussi le milieu avant ngeen di am kii boobu. waaw xam nga milieu bi am na OMS lu mu dégager ba pare. OMS dafa dégager ay critères ku war a nekk tradipraticien ak ki ko warul ne déjà dañ lay xam ci sa gox ba pare que tu sois sédentaire waxuñu kuy tuxu fii tey tuxu fee suba ñun pharmacie Golf boobu depuis 2003 ñu ngi fa. bougé wuñu adresse bi benn la ci kaw tali bi wetu pharmacie Golf. donc loolu la ñu wax te boo xoolee boo demee 5 minutes ñu ne sa famille foofu la war a dëkk say bien fa nga ko war a am. pour ñu mën la identifier te aussi
ci critères yi dañu war a fekk ne ci sa ligne bu ñu ko toppee am na fajkat. ñu war a xam ne xam-xam bi fu nga ko jëlee wër na léegi nag qu'est-ce qui se passe dafa am ñoo xam ne dañuy surgir ci nature bi doo xam fu ñu jóge fu ñu jàngee faj su ñuy wax yow mi jàng faj sax boo leen dégloo da ngay xam ne lii mais nag am na ñoo xam ne dañuy dem par la magie des choses nit ñi gëm leen ñuy fleurir di dem fekk li ñu yor du xam-xam bu vrai bu ñu war a teg léegi nag ñun pour assainir milieu bi aussi munoo ne kii parce que man tey mun naa fi wax ba dem day am hiérarchie bi respecté wuñu ko da ngay gis koo xam ne barki démb lay jóge fii di faj mu ñëw mun na taxaw léegi ne waaye Naby Touré fajkat la comme man amul hiérarchie médecins yi nag ñoom fi nga jaar da ngay respecter le professeur respecter sa ancien sa doyen parce que da ngay xam ci xam-xam lañ ko teg mais ñun loolu amaguñ ko xanaa ñi nga xam ne ay professionnels la ñu ràññee ñi nga xam ñoo leen ci jiitu te xam nañu ñu jox leen loolu cër boobu léegi nag pour assainir le milieu moi je crois que il faut qu'une volonté politique ñu reconnaître médecine traditionnelle ba pare léegi kuréel yooyu ñuy taxawal ñu dooleel leen ñu mën a tamit teg ñoo xam ne dañuy mën a saytu lu ñuy def man pour assainir le milieu sama xalaat li mu ci doon mooy yomb na parce que nañu testé gars yi parce que koo ci déglu ci télé yi di nga gis spécialité am nañ leen woo ñu testé leen ku ci mën a faj nag ñu jox la loo xam ne carte buy identifier na yow mën nga faj boo bëggee def émission ci télé yi ñu permettre la ko soo mënul faj nag buñ la permettre dara ñu tëj sa cabinet loolu rek moo mën a régler problème mais ñun mënuñu ko def en tant que fédération dañu limité mais bu ñu ko reconnaître tey dañ am pouvoir bu ñu mën a defee loolu